Aleykum ma nuyu ñëpp képp koo xamante ne yaa ngi seetaan ki nga xamante ne mooy Samy TV vision de l'émergence maa ngi lay nuyu ak foo munta nekk tamit di la ziar bu baax a baax a baax képp koo xamante ne yaa ngi may seetaan maa ngi lay ziar bu baax tey nag ñu ngi ci quai de la pêche boo nga xamante ne moo nekk fii ci Rufisque voilà tey ñu yegg si fii tamit aussi jéem a xool ñi fii liggéey tamit nan la ñuy dundee. Empêchement bi nga xamante ne coronavirus mu ngi koy empêcher ci monde bi yëpp su ko defee ñu xool tamit jaaykat yi wala jëndkat yi tamit ñoom tamit ban difficulté la ñuy jànkonteel fii ci quai de la pêche boo xamante ne mu ngi fii ci diwaanu Rufisque kon nag nan dem ñu jéem a xool benn responsable ci quai bi mu wax ñu tuuti ci li nga xamante ne moom la ñuy jànkonteel fii ci Rufisque télévision Samy TV. tur bi ñu ngi koy wax Mor Ndoye mais ñu ngi ko gën a xamee ci Càmba Ndoye. waaw ak feebar bi nga xamante ne moom moo law ci adduna bi yëpp xamuñu ndax est-ce que amul lu mu empêché fii ci quai de la pêche bi loolu la ñu bëggoon ñu ñëw ci tuuti rek. Damay jëkke ci ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñi gaañu yal na leen yàlla xare aljine yërëm leen ci yërmande mboolem julit te xam ne balaa moom kenn du ko def ko dul yàlla. balaa bi nag dafa ñëw ba dafa làmbaale loo xam ne de bu yàggee dafay indi ak ñàkk ndax dem na ba fi mu ne état bi def na fi wareefam ba mu mat sëg bañ na ko ba moom dem na ba mu jàq ba def lu dul ne cër ya ngeen amoon doon ko dox dootu leen ko dox dama koy wàññi ngir garaaw na garaaw boo xamante ne bi dafay wàllante bu gaaw te su àggee bu yàggee dana indi loraange goo xam ne gi daf nuy dépassé ba nu dépassé ñun ñëpp mu doon sunu ngaañ kon moom def na ci wareefam ba mu mat sëkk ci kaw mbir moomu nag ci la indee tolof boo xam ne bi dafay gàllankoor liggéey bi amul benn liggéey ci Sénégal boo xam ne bi mu ngi ci yoon mu ngi dox na mu daan doxee amul ku ko wax rek dafa wax lu la neex ba ci ñiy jàng te njàng mi mooy indi xam-xam bi ko ñiy dépanné tamit dugg na ci ñoom. ñii dem ci marché yi di développer kër yi ñii dem géej képp koom-koom boo xam ne bi am na rek même dem na ba jàpp ci tool yi ndax tool yi amatuloo sañ-sañ yu guddee te loolu lépp mu ngi ci biir feebar bi kon feebar bi mu ëmb yaatu na yaatuwaay boo xam ne bi jéggi na dayoo daal mbir yàlla la safaan la boo xamee ne yàlla moo ko indi. waaw léegi instant bi nii liggéeyu jën bi fii ci port bi fan la toll ak yéen ak ban effet la feebar bi def fii ba nga xamante ne carrément yéen war ngeen see gis seen bopp. def na fi effet bu doy waar. jëf ju doy waar la fi def. parce que moo xamante ne mi dafa amoon privilège am ba nga xamante ne bi ay 4 heures du matin 2 heures du matin 5 heures ngay tëmba dem di def ji pêche séjour pour war a teel a retourner mën a jaay sa jën amatuloo ko. baana bi doon jóg 2 heures du matin 3 heures amatu ko dem na ba ci journée de Niayes bi nga xam ne bi ay 2 heures du matin lañu daan am ay horaires di ñëw sax amatu ko te li may wax man lu ma xam la lu ma wér la ndax dama ko dund ndax damay nappi ci environnement bi di bokk ak ñoom ay oto di ñëw di jóge Déen di jóge ñàgg di jóge Kañak dara mënatu ci dox normal mais lépp feebar bi moo ko indi feebar li mu feebar dafa bari feebarul rey kese de dafa feebar ba dominer nit ñi ci métier yi ñu doon liggéey. ba ci économie bi. mooy métier mi ñu doon liggéey rek métier mu ñuy liggéey yëpp mu ngi ci biir bàyyiwul dara mais nag fii ci quai bi moom am nañu fi coono tuuti boo xamante ne bii lu nu war a toog waxtaane la ka ba nekk benn. préfet moom mu ngi siy def lu muy man service de pêche bi mu ngi siy def lu muy man président quai bi ak section quai bi yooyu bi ñu ngi siy def lu ñu si man mais nekk na la nga xamante ni wax dëgg yàlla ku ne mën na ci lëf rek amul dafa wax ci fitam rek maa ci man dara maa koy defar mu normal ku ko ci wax rek da ngay wax lu la neex. parce que amul kenn koo xam ne kii am nga satisfaction bu wér fii ma toog nii di wax ak yow nii man en tant que responsable. en tant que vice-coordinateur du CLPA en tant que président commission surveillance fii laa toog 6 heures di jot ma dem ci mool yi na leen 6 heures jot na génn dem leen ngeen jën yi denc ko mais fii la ma alkaati bi fekk yëkkati ma ba ca kaw teg ma ni ma doo laal jën bi waaye jën boobu tey su ma ko fi bàyyee mu yàqu mool yi ma àndal seen xaalis fan la jëm lii ñu nga xam ne moom la ñu war a dundee ñu bàyyi ko fi ñu wax ñu leen génneel ci biti. ay yan heure ci biti fii 6 heures quai bi 6 heures la moom. mais quai bi ak terreau bi du ñu benn
teeru bi ak liggéeyam parce que mënuloo jaay sa jën nga am respect 6 heures jot nga respecté ramasser jën bi bàyyi kee bi ñëw ci fi nga xam ne mooy fi nga denc ci say magasin nga jël say jën di ko glacé ñu ne la doo ko fi glacé ñoo man keroog bu ma amuloon sang-froid nekk kilifa mën na indi problème mais nag dama nekk sang-froid en tant que responsable ma def yëfu responsable parce que gaal yooyu nga xam ne dañu ñëw 6 heures ñu am retard jóge géej mais ñooñu dañu war a yéegal seeni gaal mais am na ci benn agent boo xam ne dafa mu wax waa ji ne que delloo ko géej yow nga ñëw war a aj sa gaal ñibbi ñu ne la delloo ko géej dafay nekk loo xam ne dafay doy waar il faut ñoom ñi nga xam ne ay force d'ordre lañu ay maanaam ay alkaati lañu ñun la ñuy aar nangu na ne nun la ñuy aar mais buñ leen di wax nañ ñuy déglu parce que du heure ramasse heure arrestation kee bi la heure arrestation kee bi ak heure ak 20 heures am na différence bokkuñu 20 heures ak heure bi nga xam ne mooy 18 heures ñu arrêté kee bi mais boo jaayee tulee sa jën mën nañ la may donc 30 minutes ou 1 heure de temps boo xam ne bii da ngay glacer sa jën nga ñibbi parce que am na noo xam ne it bu ñu ko waxtaanee jaratul sax policiers yi di fi ñëw parce que teeru yëpp ci Tëngéej am nañu responsable quai de pêche bi am na responsable teeru bi am na responsable donc teeru bi mën nañ fi jël ñaar wala ñett yoo xam ne dina heure bi jot na génne leen ñu génne facilement policiers yi duñ ci sonn barke démb policiers yi dañu taxaw siffler rek nit ñu commencé génn soo taxawoon léegi nga filmer ko da ngay gis ñu commencé génne parce que am nañu habitude bi ba pare te nit ku ne bëgg na bakkanam amul benn doomu Sénégalais bu bañ sa bakkan ba ñu policiers yi di lay defaral man sama responsabilité même quartier ba ma dëkk di ciw leen barke Rasulullaay laa wax billahi wallahi su ma taxawoon tey gis koo xam ne ki dafay saaga policier man dinaa la téye man signalé la parce que li ñuy defar seen devoir la parce que ñoom dañ fi nekk pour nun mais nun nu nekk fi pour ñoom kon war na nu mën a am entente boo xam ne bi histoire warul am suñu digg dafa war a rafet man daal su ma sañoon lii lay am su ma sañoon it nii lay doxee waaye daal assuré naa ne géñ naa ne ak dox bi may dox mag gi ma ne parce que du ma xale de ci mag gi may dox ak responsabilité pêche bi ma yor xam naa ni képp ku la ne am naa jàmm ci liggéey bi am naa ci sago maa ngi koy liggéey ci sago ku la ko wax rek wax wala ma parce que tey da ngay xool léegi 6 heures nga am droit yeewu ci 6 heures nga yeewu ko sa kër ñëw laata nga wàcc sa gaal yaa ngi jàpp 7 heures 8 heures. en tout cas ñun daal ñu ngi ñu may midi ba 6 heures ñu dàq ñëpp ñu dem ñibbi dëgg la feebar bi dugg na fi waaye dañuy ñaan yàlla yal na ko fi yàlla yemaale ku mu dalul yàlla bu mu la dal ku mu dalit yal na la yàlla yëkkati si jàmm salaam dañu ñaan yàlla nag yal na nu yàlla may wér ak wérle loolu rek la ñuy ñaan nu suturlu nag nun géej gi lan am suñ ko tëjee fu ñu jëm lu ñuy jox sunu njaboot te moom rek la ñu am de. dañu ñaan yàlla nag yàlla nañ fi yàlla ubbil xéewal. mais diggante midi ak 16h diggante midi ak 18h ndax nit dina am lu mu def foofu ci ñii di dugg ak ñii ak ni ñuy ñëwee ak yéen ñii di jënd. waaw ñii ñu ñuy ñëwee nii dina tane tuuti rek waaye bu nu sañoon nag mu gën a bari. ñu yokkal leen heure bi. nu yokkal ñu heure bi loolu lañ bëgg xam nga ne midi ak 6h dafa jigéen si kanam tuuti gaal gu teer du mën a jaay. da ngay denc say jën ba suba si midi xam nga ne loolu c'est pas normal. kon li nga waroon liggéey ci benn jour 2 jours nga koy liggéey. waaw presque 2 jours nga koy liggéey parce que tuuti rek ñu arrêté gaal yi duñu jaayati te loolu tamit mooy loolu daal ni ma la ko mën a waxee. waaw lan ngay ñaan ci côté boobu. ñaan yàlla rek na ñu si dimbali ngir yàlla wala ñu réunion waat ka rek ñu mayaan ñu kii bu gën a sori daal xam nga 6 heures bi presque pare na presque ñu ngi léegi ñu ramassé wu dem ñibbi waaw loolu du baax si mool yi ñoom géej la ñu am dañuy liggéeyi di jox seeni njaboot bu ñu toogee du baax de du baax moom wa fa dëgg yàlla waaw fi mu nekk bu 6 heures jotee dàq na ñëpp kenn dul jaayee ti midi ngay jaayaat suba si midi xam nga loolu tam metti na de metti na moom bu fekkee yoroo dara nag mooy loolu de. mais nag wér gu yaram nag la tamit aussi lañ ciy xool. la nag moom li ma wax rek premièrement ba yàlla nañu yàlla may wér rek ak wérle feebar bi fi dugg yàlla na ko yàlla génne yemaatle ko fi. ku mu dalul yàlla bu mu la dal ku mu dal yàlla na la yàlla yëkkati loolu rek la ñuy ñaan. kon ñu ngi lay jaajëfal. waaw merci beaucoup waay. ok merci beaucoup. waaw sant yàlla nag sant yàlla alhamdulilah mais nag waaw ñun noo ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah dañ ñaan yàlla nag feebar bi dañ ci jàmm ak salaam mais Macky Sall d'accord nañ ànd na moom li mu def sant nañ ci yàlla bu baax mais nag ñun dañuy jóg 5 heures du matin yi ñuy jóg arrangé wu ñu parfois
police yi day ñuy jàpp arrêté nu tardel nu te noo ngi jëm ay 40 kilomètres te yooyu bu la police yi téewee doo mën a àgg mais nag dañ bëgg rek ñu def ko si discipline quoi police yi bañ ñoo mais ay 6 heures du matin lay jox nit ñi mais normalement ñun 6 heures du matin lañ war a jóg mais ñun duñu arrangé quoi mais dañuy sàqatu du génne rek ñun mool yi waaw mais ñun fi ñuy nappe loolu arrangé wuñu. par rapport ak ni ngeen doon defee coronavirus moo empêché loolu noonu yëpp ban problème actuellement ngeen am si biir géej gi dem bi ak ñëw bi parce que tamit daa am benn heure boo xamante ne boo ko tardé tamit doo jaay sa jën. waaw mais loolu sant yàlla mais alhamdulilah mais na daal dañuy jàkkoonte feebar bi rek yàlla génn ñu see jàmm rek mais lii yàggul quoi waaw lii yàggul mais ñun noo war a muñ quoi nooy muñ mais nag ñun dañ bëgg rek police yi daal nu bàyyi na si nuy dem si jàmm salaam daal. waaw mais li ngay ñaan du ci policiers yi parce que policiers yi dañ lay yabal yow lan ngay ñaan ñu yokkal leen heure bi wala nu mu demee noonu papa. non heure bi baax na noonu ñun daal nooy jàppale Macky Sall rek heure bi moom baax na noonu waaw mais na ñaan yàlla rek. pour ngeen mën a teel a xëy ak xaw a guddee wàcc. waaw léegi nag duñ bëgg marché yi comme heure bi ñuy tëj ak heure bi ñuy tijji moo nu arrangé wul quoi parce que suñuy jën dafa lamba waaw suñuy jën dafa lamba. léegi lu may heure bi ndaa jaayee rek nu mën a jaay nuy jër mais heure bi ñuy jaayee moo baaxul parce que nuy jën a ngi nii biñ teeree ba léegi mën nu fee jóge tëmb 5 heures teel 5 heures loolu baaxul quoi arrangé wu ñu. merci beaucoup kon ñu ngi lay jaajëfal. ok jaajëf. kii jàmm man sama liggéey damay jënd si gaal yi di jaayaat jënd sew wi. jënd di jaayaat yow ak coronavirus bi nga xamante ne moo empêché adduna bi yëpp est-ce que amul lu mu la empêché yoo xamante ne carrément arrangé wu la. waaw moom mool yi la njëkk a bañ a arrangé ndaxte da ngay xool mool mu fanaani soo xëyee ñëw doo dem tëddi da ngay toog ba midi nga doog a jaay sa jën booy jaay sa jën day fekk tamit gaalu ngoon yi tamit teer di jaay seen jën bu ko defee jën wi du jar mool yi dañuy dem géej ba ñëw jën wi duñ ko mën a jaay fi mu ne daal bu ñu mënoon yokkal heure bi tuuti wala ñu xool naneen nu ñu ko defal ñun moo ñuy gënal ndax jën wi fi mu nekk nii heure bi bu mooli teerandoo jën wi day lamba te ñun tamit mooli géej gi lañ yaakaar ñun tamit fii la ñuy toog bu ñu ñëwee li ñuy jox si la ñuy yaakaar jaay wut lu ñu yóbbu suñu kër waaye fan yi yëpp suñu liggéey moom baaxul bu 6 heures lañ naan nañ fi jóge mooli dañuy obligé jëlaat seen jën glacé ba suba ñu doog a jaayaat metti na suñun torop. mais nag kon d'accord nga ne feebar bi moo tax lii tamit am. d'accord nañ moom xam nañ ne feebar bi moo tax ñuy ñaan yàlla rek feebar bi ku mu dal yàlla nga tane ku mu dalul tamit yàlla bu mu la dal loolu. ok kon ñu ngi lay jaajëfal. waaw merci beaucoup. bon li ma si mën a wax rek mooy sant yàlla li tax may wax sant yàlla mooy ñu ngi koy dégg te bii que nit ñëpp di dégg fi ñu jëkkoon a xalaat mooy quai de pêche marché zone yi nga xamante ne day bari ay nit mais alhamdulilah parce que boo ñëwee fii ba léegi amagul impact si côté pêche bi. c'est-à-dire duggagu fi bon bu duggee Sénégal nag mën naa wax ne dugg na fépp mais secteur de la pêche 718 kilomètres yi ñu am de Saint-Louis à Cap Skirring si secteur de la pêche déggaguñu fi benn cas loolu sant yàlla la yàlla na jëm kanam mais n'empêche ñi nga xam ne nag ñooy jóge nag si biti di ñëw si quai bi ñooñu ay chargé lañ mareyeurs yi micro mareyeuses yi ak ki nga xam ne day jënd ndaawal di dem kooku si biir quai bi lay ñëw donc ñooñu mën nañ ko indi comme mën nañ ko yóbbu donc ñuy sant yàlla nag bi nga xamante ne. amagul si zone bi nga xam ne mooy secteur de la pêche mais n'empêche terewul ñu ngi jël ay mesures ñu ngi wut ay madaar ñu ngi wut ay bërigo tekk si buntu quai bi ku ñëw raxasu ñu ngi wut ay eau de javel di sensibiliser nit ñi aussi ñu jël ay distance di respecter foule yi di ko tas pour respecter normes yi nga xam ne moom la ministre de la pêche ministre de la santé teg si Sénégal. kon su ko defee xam naa ne 1 mètre yi diggante nit ñi yéen a ngi koy respecté ba sama diggante ak yow sax 1 mètre mu ngi dox sama diggante ak yow ma gis tamit buntu yëpp fu nekk ngeen teg fa loo xamante ni mun na cee raxasu mesure boobu noonu lan moo tax automatiquement fët ngeen xalaat loolu. ah effectivement li tax ñu xalaat ka mooy mesure boobu la ñu am pour mu nekk une mesure préventive parce que bu dul raxas loxo moom la ñu docteur bi santé moom la ñu ministre de la santé ne da leen raxas seeni loxo ak madaar eau de javel du tere ñu am ay gel yu nga xamante ne moom la ñuy utiliser bu ñu raxasoo ba pare donc mesure yooyu nag loolu moo tax automatiquement ñu jël ko pour prévenir nit ñi képp ku ñëw si quai bi boo duggee na nga raxasu booy génn it na nga raxasu mesure préventive terewul nag état tamit mu ngi continuer di jël ay mesures am ndax préfet indil nañu arrêté gis ngeen arrêté bi moo nekk nii arrêté bi mu ngi wax ne
midi la kee bi di tijji 18h mu tëj donc ki nga xam ne dafa fanaane woon déjà impacté naka bu teeree foog mu glacé jënam xaar midi pour mu mën ko jaay donc loolu aussi sant yàlla parce que tey bu ñu demoon ba toll foo xam ne dañ naan kee bi nañ ko tëj complètement kenn dutul liggéeyati donc yow mi doon jooy genn wàllu journée ñu xañ la journée day gën a metti donc ñu ngi ñaan yàlla mu gën a wàññeeku comme ni ñu ko déggee tey parce que tey bi ñu dégloo vraiment cas yi mu ngi wàññeeku am na ñuy wér am na ñuy faj Tëngéej maa ngi doon dégg 9 tey maa ngi dégg 6 donc mu ngi wàññeeku sant yàlla na jëm kanam loolu daal la ñuy ñaan yàlla mu jëm kanam ba secteur bi mucc si kenn ku nekk mucc si. ok léegi yow lan ngay sensibiliser ñi nga xamante ne ay kilifa lañ ñi yor seen njaboot ñi war a leen gérer toppatoo leen ci wàllu set ak yu mel noonu. ñooñu li ma leen di wax rek mooy comme niñ koy defee si kee bi kenn ku ne boo continuer nga def ko sa kër boo demee na nga ut eau de javel ak madaar nga def ko si benn bool la wala benn bëri ku ñëw raxasu sensibilisation bu dafa war a continuer dem fépp marché fépp fu nit di toog rek war na bàyyi xel ne am na lu xew si dëkk bi te feebar la te dëkk yow mu xewkat gënuñu leen te mu ngi fay rey ay nit ñu bëri sant yàlla nag comme reyagul noonu Sénégal am nañ chance nañ jël chance boobu exploité ka si jël mesure préventive yi nga xamante ne moom la ñu gouvernement jox moom la ñu état jox waaye moom lañ santé jox pour ñu mën a mucc si feebar boobu vraiment loolu daal moom la ñuy digal ñooñu et di wax ne jaboot tamit metti na trop mais kenn ku ne na nga muñ te xam ne mënoon naa gën a metti comme yàlla bii la ñu jox nañ sant yàlla si li mu ñu jox jàpp si bala muy ëppi loxo te bu ëppee loxo rek dutuñu si mënati dara te fa ñuy mujjee mooy ñu tëj kee bi te loolu musiba la. dernier message bi mooy di féliciter organe bi di wax ne yàlla na ko yàlla def télé. mu dem sa kanam a kanam liggéey bi ngeen di liggéey am na solo sonn ngeen trop yéen tamit et puis beneen bi ay risque la parce que vous êtes exposé à la maladie ndax si mbedd mi ngeen di dox di dem si nit ñi te xamu leen fan la ne yàlla na leen yàlla aar ba doo leen daje ak moom et yàlla aar leen yàggale seen liggéey vraiment ñu ngi sant yàlla di leen gërëm bu baax a baax a baax. kon ñu ngi lay jaajëfal. jaajëf waay. vraiment ñu ngi koy rafetlu. parce que li ngeen di def nii vraiment c'est un travail de sensibilisation boo xamante ni. vraiment c'est extrêmement fort. pour nous les acteurs surtout les populations encore. parce que davantage il faut qu'on sensibilise les gens. parce que fi mu nekk nii feebar bi mi ngi commencer indi ay proportions yoo xamante ni. bon il faut nécessairement ñu sensibiliser nit ñi ñu am ay comportements yoo xamante ni ay recommandations yi nga xamante ni médecins yi ñu koy jox n'est-ce pas boo gisee tey taxawaayu président de la République avec décision yi mu jël yëpp ak préfet yi nga xamante ni ñoo nekk suñuy kilifa nekk ci département yi arrêté yi ñuy jël yooyu yëpp c'est pour prévenir parce que tubaab dafay wax prévenir mieux vaut que guérir n'est-ce pas kon donc population yi il faut ñu delloo ci seen xel tuuti xam ni lii nga xamante ni tey jii mesures yi nga xamante ni kilifa yi ñu ngi koy jël jëluñu ko pour lor ñu dañ ko jël pour dimbali ñu n'est-ce pas kon donc nit bu lay dimbali day fekk nga dimbali sa bopp parce que ñoom yaakaar naa ni bon bu fekkee ni prévention rek la mënoon nañ ko jëlal seen bopp bañ a bàyyi population yi mais comme yàlla dafa dogal ñoom population yi yàlla ñoo leen jox ñoo nekk seen kilifa kon bu ñu joxee ay recommandations on a qu'à suivre les recommandations. donc su ko defee ñu ngi gis nañ ne carrément liggéey bi fii feebar bi empêché na ko de trop ndax heure xëy bi heure tijji bi ak heure tëj bi dafay xaw a gàtt tuuti lan nga am ci loo ciy dolli. waaw loolu il faut mooy comme li ma doon waxaat léegi rek c'est que il faut nécessairement nit ñi xam ni encore boo amulee santé doo mën a am yenn jot yi n'est-ce pas il faut nga am santé pour nga mën a am yenn jot yi te it le soleil brille pour tout le monde yàlla seetaanunu mu ngi ñuy dimbali est-ce que comprendre nga tey dinañu continuer di ñu dimbali léegi nag nit bul fekkee dañ lay dimbali day fekk nga dimbali sa bopp c'est vrai que ñun suñu loxo jot la suñu ginnaaw parce que nous sommes dans un secteur informel wax dëgg yàlla fayeeku ñu par weer n'est-ce pas mais sant yàlla parce que li tax ñuy sant yàlla mooy géej dañ ko fay fekk te dañuy dem ba ko fi te li ci yàlla def ñun mënuñu koo jeexal génération bi ñëw mënuñu koo jeexal n'est-ce pas lañ ci yàlla jox rek moom la ñuy jël yóbbu ko lii ñu ñuy tere c'est vrai que c'est un peu dur parce que avec le temps là n'est-ce pas on avait presque 24 heures pour travailler on a réduit le temps n'est-ce pas bon au fur et à mesure du temps par exemple nii bu fekkee ni feebar bi dafa gën a wàññeeku certes autorités yi dinañ jéem a xoolaat calendrier bi jéem a recaler encore le calendrier n'est-ce pas mais c'est un message que je lance encore une fois au niveau des acteurs mooy que il faut que ñu bañ a tenir tête aux autorités parce que li ñuy def nii ñun lay arranger mieux que est-ce que comprendre nga ñu yaakaar ni
autorités yi li ñuy def est-ce que comprendre que dañ ci am intérêt wala beneen affaire c'est vrai que am nañ ci intérêt parce que ñoom la yàlla dénk réew mi mais intérêt bi ci jëkk mooy ñun n'est-ce pas malgré que les heures sont réduites n'est-ce pas mais heureusement aussi il faut qu'on pense que la santé est mieux, elle est primordiale, n'est-ce pas? Donc on doit suivre les recommandations des médecins, n'est-ce pas, pour mieux s'en sortir, parce que la maladie est en train de propager un peu partout dans le monde. Vous voyez les pays comme l'Espagne et les autres pays, tu vois, mais nous on a eu la chance, n'est-ce pas, d'avoir des taux de prévalence un peu moins, quoi. Bon, léegi nag loolu pour ñu mën ko préserver il faut que ñu ànd ak ndigal li nga xamante ni moom la ñuy jox loolu daal laa amoon message boo xamante ni maa ngi koy lancé di profiter aussi di renouveler encore une fois de plus encore seen taxawaay parce que muy médecins yi di journalistes yi di autorités yi locales yi ak ñi nga xamante ni ñëpp ay imams et tous les religieux, n'est-ce pas, sensibilisation bi nga xamante ni ñu ngi koy def ñu ngi ciy jaamu yàlla bu baax parce que wax nga ko léegi ñun liñ ci mën ñu ngi ko ciy jéem a def parce que gis nga déjà ñu jël ay bidon teg ko ci buntu bi man je suis secrétaire général mais damay toog ci bidon yi di interpeller nit ñi pour ku bëgg a dugg ma ne la kaay raxas say loxo des fois sax par contre ma rencontrer ay problème parce que di nga oo nit ne ko kaay raxas say loxo mu ne la def naa kii gel ba pare, n'est-ce pas, mais xam nga set du doy, n'est-ce pas, parce que suñu leen koy wax aussi dama bëgg ñoom ñu xam ni seen wér-gu-yaram rek moo ñu tax a jóg. Waaw vraiment kontaan nañ ci yéen yal na yàlla yàggal seen taxawaay parce que journaliste lii rek lañ koy doyee bu ñu demee ba dans des cas critiques, n'est-ce pas, ñoom ñu ñëw ak seen apport ñëw sensibiliser nit ñi loolu lañ leen doyee te wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant di leen gërëm surtout Samy TV vraiment nous sommes vraiment fiers de vous une fois encore de plus merci. Merci beaucoup. waaw ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm man la Pierre Mboup président Quai de Pêche bu Tëngéej ma nekk fi ak suma naatangoo coordonnateur CLPA bi ak secteur général quai bi bon ñun daal ni ñu ko dundee mooy secteur bi yëpp moo ko dund. waa xam nga ku daan liggéey 24 heures wala nga doon liggéey kenn du ni la taxawal boo demee bañ ni la taxawal am na lu ko waral li ko waral nag ñun sénégalais yëpp xam nañ ko li am solo mooy ñun ñëpp ñu futteeku xeex ak jàngoro bi mooy coronavirus bi parce que c'est pas important léegi li nit ki di am wala li nit ki di liggéey amul sens fi ñu toll nii parce que tant que feebar baa ngi fi day gën a nasaxal suñu métier gën a nasaxal suñu liggéey foofu lañ toll à l'heure actuelle Sénégal nag dafa am feebar bi. testé nañ ko fi ba bërki démb wax nañ kilifa gu mag gu ci dee ci réew mi muy Pape Diouf président olympique de Marseille yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xaree àjjana bon bu loolu amee ci réew nag ñu gis autorité yi boo xoolee président buy wax nga xool kanam gi xam ni kii fi mu ne nekkul sax mën naa ko wax kon nga xam ni y'a problème boobu nag bu ñëwee ñun ñëpp dañ ko war a joxante loxo jàppante ku ne bàyyi say intérêt pour ñu xeex ak feebar fi mu génn ci ku nekk dellu si ci sa liggéey bien vrai impacté na liggéey bi mi ngi commencé ci nappkat bi am gaalam di dem géej di ñëw tey bu demoon géej jàpp 200 keesu jën ñëw teer bala moo jaay jënam heure bi mën naa jot wala déet te heure bi bu jotee dañuy nangul préfet bi nee na fii milieu public la mbooloo ñoo fii daje mënuñu may suba may ñu ngoon mais mën nañoo may ngoon gi wala suba si ñu wàññi nit ñi niñ fiy daje xam nga mënoon na ni ay nit ñu bari ñoo fiy daje nañu arrêté liggéey bi parce que wóorul mais ci compréhension may nañu benn diggante bu ñuy liggéey pour ku ci ne daw am ci dara loo yóbbu sa kër ba suba kon loolu nañ ko saluer ba pare ut leneen parce que loolu mooy aduna bu ñu waxtaanee mën nañ am leneen gis nga arrêté yi amul benn bu ci arrangé ñëpp arrêté bu ñëwee dina am ku mu impacté am ku mu kii am na ñu fi daan jaay restaurant mais fi mu ne jaay seetuju te ndekki loolu ñu daan jaay ak añ bi ci lañ doon am dara dañuy def appel président ci ndimbal yi mu war a def mu xool ci secteur de la pêche parce que borom gaal yi liggéeyatuñu mareyeurs yi liggéeyatuñu porteurs yi liggéeyatuñu usagers quai de pêche yi liggéeyatuñu femmes transformatrices yi liggéeyatuñu même ñiy jaay essence ak ñiy jaay glace liggéeyatuñu parce que loolu moo fi am à l'heure actuelle loolu nag li ko waral mooy feebar bi kese feebar bi nag ñun ñooñu ñëpp couche yooyu ma wax yëpp ci secteur bi ku nekk na ci bay waaram ñu xeex ko mu jóge fi ñu dellu suñu activité ku fi daan am 1000 francs forcément téeméer ngay am wala juróom fukk manul ñàkk man damay joxe exemple ci man sama gaal teer na ci suba jën yi mu nappi woon dafa fanaani bi mu teeree jën yi ñi di jaay ay 20 000 25 moom 10 000 la jaayee parce que jënam dafa yàqu est-ce que dalul sama kaw man damaa bëgg dara comme ñëpp mais dama ko muñ bi ñu ñëwee wax ma dama ne leen bu subaa ngeen yóbbu dàmbaloo def ci glace dem liggéey ba affaire bi jeex parce que fi mu toll nii li fi xew man bu dalee sama kaw dama koy sant yàlla parce que am na ku muy dal ci kaw mu gën a metti ci moom kon nag nañ leen àndandoo joxante loxo
xeex coronavirus mu génn Sénégal bu coronavirus génnee Sénégal ñun ñëpp dinañ dellu suñu liggéey parce que ñu ngi nii tey mais dañu am na xale yoo xam ne xamuñu woon 8 heures ci guddi nga tëj leen moo tax ñenn ñi di riposter mais bu yàggee dinañ ko xam te dinañ ci yeewu bu ëllëgee dinañ xam ne bu problème amee lii mën naa am ci réew mi te nañ ñaan yàlla feebar bi yam fii te jeex mais bu continuer est-ce que duñ ñu téye suñu ay biir kër ñu ñàkk liggéey est-ce que du gën a metti ci ñun kon nañ leen xeex guerre la nañu guerre ak coronavirus mu génn Sénégal man loolu mooy sama appel. lan mooy sa dernier message bi fii ci télévision Samy TV vision de l'émergence. waaw sama dernier message mooy féliciter journalistes yi féliciter leen parce que xam naa ni lekkatu leen naanatu leen yéen a ngi jëlee ay information pour jox ko askan bi tamit information yi ñu leen di jox ministère de la santé digle yi mu sant ak médecins yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal ñooñu nañ leen jàppale ñu defal leen li ñu bëgg force de l'ordre yi ñu xam ni duñu suñuy noon dañuy aar ñi nga xam ni tamit ay médecin lañ nekk Sénégal ñu ngi leen di féliciter di leen sant di leen encourager di wax xale yi bu guddee nañ toog seen ay kër. comme seen 5 portes yëpp dama gis ay ndox raxasu et tout man mii ci laa raxasu soog a yegg si fii. waaw loolu staff bi nekk ci quai bi ñoo ko xalaat même sax ñu ngi xalaat ndax du ñu ut ay badge kuy dugg ci quai bi ñu jox la badge parce que quai de pêche yi gars yi ñu ngi ciy xool yan mesure lañ ci war a jëlaat man am naa information yi kon ki fi ñëw di taxawaalu te defu fi dara kooku na toog këram bu dee yebbikat boo xam ne gaalam ñëwagul mu xaar bu gaalam ñëwee buñ ko ooyee mu ñëw mais ñëw encombré ci quai bi te amul benn njariñ yooyu dañ ko bëgg a fexe nu ñu xool suba dinañ ci réunion pour xool yan technique lañ mën a def pour ñiy encombré quai bi te defuñu fi dara ñu toog seen kër ba ku dégg sa gaal mi ngi ñëw nga ñëw liggéey si parce que tamit il faut tamit ñu jël ci ay mesures sinon dafay indi ay problème arrêté bi tamit ñu ngi xool d'ici quelques jours parce que président dafa war a waxaat le 4 dañuy xaar ba le 4 ba xam lu président di wax ci la ñuy doog a mën a xool nan la ñu waxtaanee waat ak préfet bi mais bu ñu wàññi dindi woon heure bi ni nañ ko def suba si bu subaa waa ngoon gi kaas bu nee nañ ko def ngoon gi waa suba si kaas kon il faut ñu comprendre. kon ñu ngi lay jaajëfal. ñu ngi leen di jaajëf di leen sant bu baax a baax. merci beaucoup merci kon nag maa ngi leen di jaajëfal di leen jox beneen jour beneen heure.